mbokk yi benn waxtu moo jot ca quartier Kër Serigne Louga moo jotit ca sanc ba nord ak sanc ba sud ca Louga ci diir bu gàtt nu dellu si fas yéene leen a jottali xabaar yi. bokk na ci li nga xamee ne njiit réew mi wax na ko ne daal kenn ku nekk war ngaa mën a fësal nag li nga am ñu duppee ko déclaration de patrimoine ci gannaaw ba nga xamee ne démb ci conseil des ministres bi ci la rotale kàddu yooyu la daañu ci dikkalu kii di Abdoul Aziz Diop bu Forum Civil ne daal ministre yëpp ñoo jalgati charte ndax ñoom kenn ku ci nekk ban la takkalee ndomb ak tànk ñetti weer rek sa topp waroon ngaa wax ne kat man lii laa am lii amaguma ko du sama alal bu ko defee lu ca yokk mënees koo xam. li aju tamit ci wàllu mbir yi dafa mel ne daal ni ñu waroon a doxale politique bi mu leer daa mel ne daal njaw dafa desandi xam ngeen juróom-ñetti at yàllaa ngi nii gannaaw ba nga xamee ne wax nañ ko ba noppi déclaration patrimoine bi ñu nekkaat fii di wax yoo xam ne yi Thierno Bocoum nee na volonté bi daal mel na ne moo des fi ñu toll nii daañu déglu Thierno Bocoum ci biir xabaar yi li aju yi tamit ci taskatu xabaar yi tudd nañu seen i mbir démb ci conseil des ministres bi ndax itam ñi nga xam ne ñoo ci nekk ay techniciens ak liggéeykat yi nekk ci média yi ba fi ñu toll nii démb conseil des ministres njiitu réew mi nee na ministre bi ñu dénk wàllu communication mu baral nag li jëm ci charte yi nga xam ne mu aar ak tënk mbiru taskatu xabaar yi daan ci jokkoo léegi ak kii di Kassé mi nga xam ne moom moo jiite waa Synpics ci biir xabaar yi daan ci dikk léegi daan ci toftal incha allah yeneen i xabaar. Maodo Faye. li ñuy wax déclaration de patrimoine mooy kenn ku nekk la nga am ci alal nga wax ko yóbbu ko fi ñuy càmbare ak lu njiitu mbir yi fu mel ne OFNAC ak yu demee noonu le lu jiitu nga ñu lay takkal ndomb ak tànk lu bu ko defee nag lu ca yokkuwaat nu mees ko mën a xam bu fekkee ak luubal am na ca membre yi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi ñoom ñëpp nag boo xoolee daanaka charte bi nga xam ne moo jëm ci wàllu fësal loolu dañ ko jalgati gannaaw ba nga xamee ne waroon nañ ko def bu yàgg ñetti weer lu nga xamee ne jël nañu fonction loolu ki ko wax mooy Abdoul Aziz Diop bu Forum Civil ñu déglu ko ci micro Issa Niang. xam nga njiitu réew mi waxati na mais xam nga li am ba am mooy ki nga xam ne ñi war a doxal yoon su fekkee ne ñoom ñoo koy jalgati réew moomu kenn xamul fan la jëm parce que li may wax ni président démb li mu wax démb ministre yi dafa mel daf ne leen dem leen tool alors que moom moo waroon jiitu ne kaay leen ñu dem tool cela veut dire quoi moom moo waroon njëkk a déclarer ministre yi topp ci ndax yoon li mu wax loi bi tëral déclaration de patrimoine daf ni ñetti weer yi nga xam ni suñu jëlee fonction sa ñoom depuis avril 2019 la ñetti weer yi ci topp ci la ñu war a def déclaration de patrimoine déclaration d'entrée ñetti weer yi mujj su fekkee ni génn nañu ci gouvernement bi après ñu def déclaration de sortie maanaam après ñetti weer yi mais li ñu seetlu mooy daaw ba ren ñu ngi au mois de juin donc 1 an après presque ñu taxaw président ne fii ak fin août nañu def seen déclaration mais soo xoolee rapport OFNAC 2018 bi ci ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ni ñoo war a def déclaration 865 personnes juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom lañu mais ci loolu 558 juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñett rek juróom-ñett du moins ñoom ñoo ci def ñeneen ñi nag c'est-à-dire que presque mën nga ni ñoom ñëpp genn wàll yëpp dañuy jalgati sa dara du leen fekk léegi daal yaakaar naa ni Sénégalais yi ci rapport yeeg ci wax ji dañ ci commencé bëgg a tàyyi ak ñàkk yaakaar président nag pour que tey mu am restaurer la confiance mooy lan yéene yeeg wax ji nañ ko def jëf recommandation yi ñuy wax ak lii yoon wax nañ ko teg jëf mooy lan teg ay réforme pour jubbanti mbir yi beneen bi tamit mooy teg ay daan yu baax comme daan yu bon yu positif ñi nga xam ne tey jubal nañu ñu teg leen daan yu baax ñi nga xam ne tey dañoo jalgati yoon li yoon wax mu dalu seen kaw mais vraiment sénégalais yi fi ñu toll dañuy bëgg a commencer vraiment di moo tax et puis dafay indi sama crédibilité de ces institutions ndax muy OFNAC muy IGE muy Cour des comptes ay doomu réew mi ñu xarañe fa nekk def liggéey bu am solo mais su dee liggéey bi presque njariñ bi duñ ko gis vraiment finalement dafay indi cette désaffection ñuy ñaan daal cette fois-ci président wax ji mu bañ a nekk wax bu mujj ñu bañ cee duma suñu doom yi mu nekk wax boo xam daal dafa jëf moo koy jëmmal ensuite recommandation yi rapport yi wax yépp ñu jëmmal ko loolu daal moo ci suñu xalaat. manque de volonté politique loolu ci wolof mooy dañu waroon a taxawee def politique bu leer ba li ñu yore yëf yi képp koo xam ne kii def nga lu mel noonu ñu teg la ci yoon loola moo manqué Thierno Bocoum ne daal président bi moom moo jiite Agir moom mbootaay googule nee na daal am na ci loo xam ne lii gannaaw ba nga xamee ne wax nañ ko ba léegi gouvernement bi moom daanaka day yeexal day temp na mu war a doxe wu ni Thierno Bocoum ci micro Josette Kali. il faut que ñu xam ne déclaration de patrimoine dafa doon lu baax a baax pour lu ñuy wax reddition des comptes maanaam
maanaam soo gérer ñu mën a xam lan nga si def ak par rapport ak yow sa enrichissement personnel loolu nag instrument la boo xamante ne président Macky Sall ba mu toogee en 2012 daf ko tegoon si kanam ñëpp déggoon nañu discours bu am si reddition des comptes sooy xool sax ñi mu jàpp dugal leen si kaso bi yëpp si loolu la ko wékk waaye problème bi mooy 2012 ba 2020 8 ans la maanaam tey fii ñu toll dañu waroon toog di xool ministre bii génn lii la déclaré woon lii la am tey bii décision la ñuy jël si moom wala bii décision la ñuy ñàkk a jël si moom foofu la ñu waroon toll mais su dee dañu toll si point de départ mooy dem leen déclaré mais tey am na ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi si gouvernement bi depuis boobu ba léegi nanguwuñu def seen déclaration de patrimoine moom mi président Macky Sall ana déclaration de patrimoine parce que moom si boppam constitution dafa wax ne dafa war a def déclaration de patrimoine bañ ko faleeg léegi dégg ngeen mu def déclaration de patrimoine avant muy nekk président ak ba mu nekkee président fan la toll si alalam personnel ndax sénégalais yi xam nañ ko waaw loolu nag lu ñuy wax volonté politique moom su ñàkkee leneen yépp amul solo waaye ñun ñoo créé OFNAC ak ñoo créé lii ak ñoo créé lële pour transparence amul njëriñ li am njëriñ mooy bañ ko créé li ñu bind si biir daal di koy teg si ndodd ñoo xamante ne dañ ko war a def bañ ko defulee jël nañ ay décision wala fexe nañ ba ñu def ko ba lii mooy résultat bi mais tey su dee après 8 ans ñu mën a taxaw di wax ay waxu déclaration de patrimoine loolu lajj bu mag la si politique de transparence boo xamante ne président de la république waxoon ne daf koy teg depuis le début fii ak ay fan dina leer ndax def nañ ko war a defuñu ko baatu président ëppul doole loi bu ñu teg te loi bi moo ne ministre yëpp la sax d'ailleurs ñoom dañu war a def seen déclaration de patrimoine ñaata yoon lañ fi génn ay rapport IGE ñaata yoon lañ fi génn ay rapport OFNAC ñaata yoon lañ fiy tudd ay nitam donte présomption d'innocence mën na ne noo wax ndax def nañu waaye ñu war a leeral loolu mooy justice yan dossier la jël jébbal ko justice lu dul génn ay kii di wax def discours boo xamante ne ñun xoolatuñ discours jëf la ñuy xool jëf bi mooy nga dem ci justice mu leeral nga xam ne képp kuy sénégalais xam nga ne alalu askan bi waroo ko laal askan bee ko moom volonté politique boobu moo manqué ci président Macky Sall moo tax transparence bu ñu wax ak gestion vertueuse boobu ñuy wax dañ ko waroon jiitale ci seen bopp waaye defuñu ko tey donc lii yëpp ay discours la rek. yëpp ay kàddu yu ñu rotal rek la waaye boo defu ndànk du mujj fenn loolu la mbokk moomu di Thierno Bocoum rotale ay kàddoom lees ci ay jàng rek mooy nee na mbir mi kat defoon nañ ko waaye daal mel na ne ka ko waroon a jiite wu ko li aju itam ci wàllu taskatu xabaar yet njiitu réew mi yëkkati na ay kaddu jëmale ko ci xeet wu yees jëm ci wàllu convention collective boo xam ne bii maanaam ñoom ñëpp taskatu xabaar yi dañ ko bokk xaatimoon ko itam ban yóbboon ko ci taabali assemblée nationale loolay war a mën a wéy njiitu réew mi nag nee na ministre bi ñu dénk wàllu communication way taskatu xabaar yi na baral yëf yi waay yëf yaa ngi temp di ndax 2018 la woon ba léegi te mbir yi xaw naa des Bamba Kassé moom nee na bi mooy ñetteeli yoon Macky Sall di wax ne def leen yëf yi ci wàllu ci convention boobu mais bu paree àll danaan seen ndaw léegi nag mu bëgg a jaaxle Bamba Kassé. at mi ngi ne di 2020 bi mooy ñetteel bi yoon ci conseil des ministres président de la république yëkkati kaddu di addu jëm ci wàllu presse bi. loolu d'abord il faut que ñu souligner ko. loolu li muy wone mooy que ni secteur presse bi jeexitalam lu ko ñor la. waaye it li muy wund mooy boobee ba léegi ndigal li muy joxe daal jëfeeguñ ko. ci diiru juróom-benn weer ñetteel bi yoon a ngi nii mu jël kaddu jëmale ko ci ñun. waaye it ci diiru juróom-benn weer amagul benn coppite boo xamante ne mën nañ cee dut baaraam. doy na waar de. waaw doy na waar moo tax ñu jàpp ni bii yoon ginnaaw joxewaat na instruction ñu jàpp ni nag ñi nga xamante ni ñooy ay jëwriñam war nañ ci taxaw nag xanaa le 15 juillet bi nag li mu wax jëmale ko ci convention collective bi nga xamante ne mooy li nga xamante ne jëm ci wàllum payooru journalistes yi loolu d'abord il faut ñu taxaw si sax du tuuti rek mooy que ni loolu payoor minimum la maanaam payoor gi gën a néew nga xamante ne journalistes yi dañ ko war di jot ak ñi liggéey ci wàllu média yi accord la boo xamante ne comme ni ko président waxee depuis 2018 nañ ko signé mais biñ ko signé ba pare si siife ko rek mënu woon tax ñu mun koo doxal pour ñu doxal ko dafa amoon ay étapes yu bëri yoo xamante ne nag bu ñu waxante dëgg wax dëgg fa yàlla ministère du travail def na ci ay jéego ba mu mat sëkk mois de mai bii passé lay doog a matali ndax am na ay étapes yu bëri ñaari ci mujj rek mooy benn bi ñuy wax avis d'extension ak benn bi ñuy wax arrêté d'extension yooyu jël nañ ko ba noppi léegi fu mu nekk nii daal de façon concrète li nga xamante ne xëy na moo des pour loolu ñu mën ko appliquer mooy il faut que décret bi nga xamante ne mooy wax lan mooy entreprise de presse ak nan la war a tëdd ak nan la war a doxee décret boobu ñu jël ko xëy na loolu la président de la République bëgg a wax di yoon ñu jàpp ne nag xëy na dina ci des du bëri.
xëy na boog Mbamba Kassé bii yoon dana baax gannaaw ñetti yoon a ngi nii bu ñu ko waxee rek àll na sendaw wii yoon nag xëy na convention bi gannaaw njiit réew mi teg na ci taabal ji ne jëwriñ ji na ko baral njort na moom it dana ko daal di baral lu ne ci kanam nag rawti gët waa CDEPS ñoom nga xam ne ñoom daanaka ab conseil bu jëm ci wàllu yëf yi ñii diffuseurs yeeg yu demee noonu la daal ak daal di bind ci taskatu xabaar yeeg fësal ak ay bind yenn journaux yeeg yu demee noonu ñoom nee ñu fi nu toll nii dafa mel ne état bi dafa indi sareet bi te indiwul fas wi ak jiital daf ci am wala ak juyoo ndax jamono yi ci Covid 19 bi am na leneen lu ñu waroon a wax Mamadou Ibra Kane waxtaan ci ak Mame Diarra Da Silva. nouvelle convention collective bi ñu ngi ko signé novembre 2018 te mu ngi waroon entrer en application au plus tard le 1er janvier 2020 te malheureusement nag convention collective bi dafa bokkoon ci un ensemble de mesures yi nga xam ne dañ ko waroon def pour de manière générale ñu améliorer environnement économique social et juridique des entreprises de presse comme li mel ni code de la presse malheureusement code de la presse bi nga xam ne ñu ngi ko voté depuis juin 2017 ñetti at a ngi nii benn texte d'application de ce code de la presse là donc jëluñu ko donc vraiment loolu ñu ngi koy ñaawlu parce que mënuloo laaj aux entreprises de presse ñu améliorer les conditions sociales et matérielles des travailleurs alors que entreprise de presse bi ci boppam amul ay conditions normales de son développement par l'absence des textes yi nga xam ne ñoom ñooy joxe un contenu au code de la presse donc te tey jamono bi ñu toll nii ci jamono Covid bi muy entreprise de presse muy bépp entreprise fii ci Sénégal et même dans le monde lu soxal nit ñi mooy la survie même de l'entreprise te secteur de la presse vraiment dafa impacté wu métti avec la crise de la Covid te fu mu nekk ni lu ñuy xalaat mooy survie entreprise de presse et non pas une quelconque augmentation de charges donc ñu yaakaar ne les pouvoirs publics bu ñu buggee entreprise de presse yi ñu nekk dans des conditions normales mooy nañu jël les textes d'application te benn pour ñu joxe un contenu au code de la presse parce que am na ay textes yu am solo yi nga xam ne tant que jëluñu ko environnement économique et social des entreprises de presse du mun a nekk. li aju tamit ci yeneen i fànn yooyu xam dafa jëm ci wàllu pharmacie ak njiitu réew mi li mu wax ne daal liggéeykat yi nekk ci fànn boobule ci biir Sénégal tam ñu dégg nañ loolu daal li nga xam ne wax na ko ñu ngi xaar nag ba xam loolu mu wax ci wàllu pharmacie doom yi war a mën a doy ak yëpp ba xam fu muy mujj Moussa Thiam. waaw ñi nga xam ne nag ñooy liggéeyee foofee ci bërëb boobu ñu naan Médis nag te ñu xamee na ci garab yi faji ñoom nag jàmm lañoo ji dañoo si njàqare bu nekkee ni ki nga xam daal njiitu réew mi joxe woon na jamono yooyu ba léegi nag ay instruction daal pour ñu relancer waat lii di usine bi waaye ba léegi daal daa tagga témbe ñoom nag ñuy jàpp ni ñoom xamuñu fa affaire bi tagga témbe te ñoo ngi sàkku daal ñu baral ko ndax ci nag nee nañu def nañ si lu toll ni juróomi milliards te ba léegi daal affaire bi dara yëngatagul fu mu ne ni sax jamono ci njiitu réew mi moo ngi ciy waxaat waaye nag ñi nga xam ne ñoo di liggéeykat balaa ubbeeg ñu ci dem dañuy ci def li nga xam ne moo jëm ci wàllu lii di régler passif bi maanaam li nga xam ni jot nañ leen ko rek ndax ci nag ñoom di fa liggéey dañoo jàpp ni daal li fa xew ba ñu tax licenciement abusif waaye du licenciement économique licenciement nag ñoom comme ni ko ñi nga xam moo direction bi waxee ni daal ñoom dañ leen dàq ndax di nag amuñu fa benn droit waaye nag loolu ñi nga xam ne nag ñoo di liggéey nee nañ daal duñu door te li nga xam ne moo daal réglé lii di passif bi réglé wuñ ko ba mu def nag yeneen yi nga xam ne nag moo ci war a toftalu jamono ji nag liggéeykat yi ñoom nee nañu pare nañu pour ñu door liggéey bi waaye nag ni ko nguur gi bëggee waaye tamit nag mel na ni rek ni dañoo nemmeeku tamit produit yu bëri dafa commencé di manqué comme yenn project ak yi nga xam faj yenn si bureau yooyu te jamono jooju la ñu toll nag tax na gis nañ ci ay rupture commencé am ci pharmacie nag foog ñu ci am ak lépp lu nga xam ni moo ci tax nee nañu nguur gi warul daal nekk def benn bras de fer nguur gi ñi nga xam ñoo di waa Médis waruñu amal benn bras de fer ak ñi nga xam ñoo di nguur gi war a naqalu nañ ko ba fu mu ne nag jàpp baral lii du ubbiteel bi ngir rek li nga xam ne moo di garab yi doy moo di liggéey di ñu jot nu mu waree jël li nga xam ne moo jëm ci wàllu usine boobee di Médis loolu daal mooy situation bi ñu nemmeeku ci Médis El Hadj Moussa
rajo Sud FM. ñu ngi jégalu ci élément boobu yenn dog-dog yooyu la xam naa du ñàkk ñu dellusiwaat ci tey jii itam ñu yore waa kër docteur dikkaat nañ rek ci li nga xamee ne moo di Covid 19 bi fi ñu ci jot a toll ak ñett ñoo xam ne itam faatuwaat nañ yokk ci lim bi bilan bi fi ñu toll nii téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn yu faatu fii ci biir Sénégal docteur Mamadou Ndiaye. ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti test yi ñu def téeméer ak fukk ak ñaar ñoo ci positif ci ñooñu juróom-ñett fukk ak ñeent. ñoo ciy cas contact mooy ñu jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro bi ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ciy cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji te nemmeekuwuñ fi ñu ko jëlee ci ñooñu nag Rufisque am na ci ñeent Mbao am na ci ñett Mamel am na ci ñaar Mermoz am na ci ñaar Ouakam ñaar Vélingara ñaar Cité Impôts et Domaines am na ci benn Grand Dakar am na ci benn HLM Grand Yoff am na ci benn Kaolack am na ci benn Kër Massar am na ci benn Les Maristes am nañ ci benn Parcelles Assainies am na ci benn Pikine am na ci benn Pout am na benn Sangalkam am na benn Yëmbal am na benn Ziguinchor am na benn Zona am na benn téeméer ak fanweer si ñu entré woon wér nañu bés ni ki tey bu ci yàlla àndee dinañu génn fanweer ak juróom-ñett ñu ngi des ci réanimation yi ba léegi ñett ñàkk nañu seeni bakkan si bésu démb alarba fukki fan ak juróom ci weeru juillet yi ñu nekk ñeneen ñi des ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk bi Sénégal amee feebar bi mbas mi duggee Sénégal jot nañu woññi juróom-ñetti junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn doomu aadama ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróomi junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom wér nañ si téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal ñi nga xam ne dañoo jot a ñàkk seeni ñooñu ci feebar bi di ñaanal aussi ñi des ci hôpital bi yàlla may leen wér ba ñu génn ak jàmm ak salaam ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi fàttali askan yi ñu gën a sàmmonte ak digle yi ñuy joxe ci digle yooyu nag ñu bañ a fàtte masque yi nga xam ne war nañ ko jëfandikoo bés bu nekk saa bu ñu demee ci bërëb wala fi nit ñi di tase wala lu mel ni marché aussi di fexe ba képp ki nga xam ne yaa ngi janoo ak moom lu mot mètre dox seen diggante nit ñi di sopp loolu di raxas seen loxo ministère de la santé di fàttali aussi ñi nga xam ne dañoo yore di sooxaale yeneen feebar yi di jël seen garab di dem ci seen rendez-vous ni ko seen docteur yi digle di fàttali jigéen ñi wérul aussi wala ñi nga xam ne ñu wasin bees yi di dem ci visite yi ni mu waree ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. jërëjëf ko docteur Mamadou Ndiaye kon nag ci ñu wéyandi ci xabaar yi ba léegi ci diwaanu ci Ziguinchor ci coronavirus bi foofu dafa mel ne dafa gën a yokku ndax ci diiru ñetti fan rek lim bu takku ci cas yi nga xam ne ñooy wàllante dafa gën a bari Ignace Ndeye. feebar bii di coronavirus mi ngi law fii ci diwaanu Ziguinchor ba tax na du jàll benn bés bi nga xamante ni du ñu nemmeeku cas fii ci diwaanu Ziguinchor cas communautaire yi ñu ngi tàmbali di taxarnaasi ba tax na ci fan yi ñu génn cas yi bëri na lool fukki cas communautaire la ñu nemmeeku ci ñetti fan yi ñu génn ak record bi nga xamante ni nemmeeku nañu démb rek juróom-ñaari cas communautaire fii ci diwaan bi ba tax na feebar bii di coronavirus mi ngi wéy di law fii ci diwaanu Ziguinchor ci anam yu doy waar tey jii toll nañu ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti cas communautaire yi nga xamante ni diwaan bi am na ko depuis feebar bi mu tàmbalee ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom cas positif wàllu coronavirus yi nga xamante diwaan bi am na ko depuis feebar bi mu tàmbalee ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti cas communautaire yi sax nemmeeku nañu Ziguinchor moom rek am na lu toll ci juróom fukk ak ñaari cas communautaire li ci des daal di tas ci ñaari département yi Oussouye ak Bignona di situation bu doy waar pour diwaan bi nga xamante ni jamono yi ñi nga xamante ni ñoo yore feebar bii di coronavirus toll nañu ci fanweer ak juróom-ñeent te ñu daal leen dalal ci centre de traitement beneen jafe-jafe ngi nii bi nga xamante ni ñii di waa Kër Docteur ñu ngi koy jànkonteel jamono yi mu di yenn saay yenn ci malade yi nga xamante ni am nañu feebar bii di coronavirus dañuy bañ ñu daal di leen yóbbu ci centre de traitement ba tax na ay négociation ak waxtaan yu tar la ñuy faral di def laata ñu leen di yóbbu ci centre de traitement yi daal di leen interné téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi cas positif ci loolu ñu nemmeeku ci juróom benn fukk ak juróom-ñeenti cas communautaire fanweer ak juróom-ñeenti malade jamono yi nekk sous traitement am ñeenti nit yu faatu ci wàllu feebar bii di coronavirus mu di chiffre yi nga xamante ni moom la diwaan bi am ci feebar bii di coronavirus diwaan bi nga xamante ni cas communautaire yi ñu ngi tàmbali di fi jéggi dayoo Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax am na ndaje mu doon amal fële ak ay taskatu xabaar ci nañu war a taxawee ci yenn gox goxaan yi fenn fu mel ne fële nga xam ne moo di njaareem ci jamono yi nga xam ne ñoo nekk ci crise madame Soxna Ndiaye Ndour
jokkoo ak Adama Ndiaye. journalistes yi nga xam ne ñoo nekk région de Diourbel journalistes lañ yu engagé wane nañ ko depuis ci commencement bi tey ñi fi nekk ñëpp def nañu seede boobu gis nañu ni boobu ba léegi ñi ngi liggéey ci wetu waa Kër Docteur mais aussi gis nañu tey la ñu gën a taxaw parce que depuis ce matin ñi ngi fi te di laaj di waxtaan di nettali lu ñu gis di séddoo ak ñun jafe-jafe yu ñu am te di proposer aussi ay suggestions yoo xam ne gis nañu ni buñ ko defee dina tax ba liggéey bi gën a jëm kat di leen wax ne am nañu rôle bu rëy boo xam ne bi joué nañ ko te ñu ngi continuer di ko joué te incha allah dinañu gën a continuer di ànd ak yéen ba nga xam ne ñi ñu jàppale tey activités yi nga xam ni di ngeen ko def ci plan d'action bi nga xam ne dañ ko élaborer dinañ def tout pour ñu financer activités yooyu ba nga xam ne seen liggéey dina gën a jeexital bi rek mooy ni ngeen ko jàppee ngeen continuer gën ko jàpp mais dugal aussi domaines yi nga xam ne moom lañ doon former tey muy communication de crise bi ku nekk xam na ni nañ doon waxee ca commencement bi ak ni ñu doon waxee ni ñuy waxee léegi bokkul su crise amee ni ñuy waxtaane ak nit ñi dafa am dañ ko war a gën a segg gën a war a seet mais aussi di jàng ci li nga xam ne yëpp moo fi jot a aw xëy na am na ay erreur communication yoo xam ne amoon na yéen a ñu mën a dimbali su fekkee am na ay rumeur su fekkee am na nit ñi loo xam ne lii lu ñu bëgg a xam la xamuñu ko defe naa ne tey bi ñu échangé am na yu bëri yoo xam ne leer na te buñ fi jógee donc yéen rek yéen a ko mën a lawal. ñun rek ñoo ko mën a lawal yéen taskatu xabaar yi fi mu toll nii ci wàllu tabaski gi ca diwaanu Louga ci boori Potoog ñu yore soble si di ko jaay ak ñuy xool marché bi ñoom ñëpp nee ñu du ci am lenn loo xam ne manqué na xel yi dal léppay nekk lu jàppandal Lamine Gueye Samane. agence de régulation des marchés di wéy di dem si béréb yi nga xam ne ñu ngi fay bayee soble ngir seet fan la mbir mi toll mission bi ñëwoon fii si biir Potou di dalal xel yi ni marché bi dina am lii di soble bu doy ndax zone Potou dong liñ ci fi xaar toll na si juróom-ñeent fukki junne ba téeméeri junne tonne mu ëpp lool soxloog askan wi si jamonoy tabaski baykat bi nag jàpp nañu ni kilogramme soble bu nekk dina ko jaayee juróom benn fukki dërëm ak juróom waaye nag nguur gi du nangu benn yoon ñu yokk lu ni mel Babacar Sembène bokk ci agence de régulation des marchés. État jël na ay mesures protéger marché bi tëj les frontières pour dimbali baykat yi ñu mën a jaay correctement des prix yoo xamante ne dinañ ci am dara cela ne veut pas dire que dañuy def ay prix yu ëpp ba consommateurs yi di ci am jafe-jafe dañ ci invité ñëpp ñu mën a respecter prix yooyu ñuy wax ministère du commerce am na ay mesures yu ñu jël incha allah pour que au niveau producteur ñu mën a respecter prix au niveau commerçant ak tous les stades de commerce de sorte que au moins à la tabaski consommateurs yi ñëpp mën a am produit bi prix yu accessible ci évaluation yi ñu am aussi ils attendent presque 90 000 tonnes am na yeneen poches yu des les besoins du marché yi nga xam ne ñu ngi tourner autour de 25 000 tonnes 30 000 tonnes yaakaar nañ tabaski bi du ñu am jafe-jafe trop ci soble. président mbooloo mi baykatu soble si mim réew di woo ñi mu jiite ñu sàmmonte ak njëg li nga xam ne moom la ñu wax ngir bañ a jànkonteeg jafe-jafe yi nga xam ne amoon nañ ko daaw ndax daawkat nemeeku woon na ni laata tabaski bi di ñëw njëgu soble bi yokku woon na loolu tax na sax nguur gi mujj dellu si bépp dakkal bu mu dakkaloon jëggaani gi ñuy jëggaani soble si bitim réew te loolu indiloon na baykat yi yàqu-yàqu yu bare Mamadou Ba jam yoodi ren ñu tegalaat ñu 50 francs le kilo loolu nekk mu nekk lu am solo ci béykat yi maa it nekk béykat yi ñu bañ ko yàq ko mooy fexe ba état amatul confiance ci ñoom loolu baax ñi ko yàq mooy yëkkati prix bi yëkkati ko beek ministère commerce tiit ci ñoom ragal leen ñu xalaat lu ne te état nag ni mu xoole béykat bi parce que yéen a dimbali noonu la xoole consommateur te muy réew mi yëpp am nañu yaakaar lu mu néew dina nekk 100 000 tonnes campagne bii ñu nekk ni responsable ARM yi ni nguur gi jaare ko si ministre bu commerce jël nañu matuwaay yëpp ngir dara bañ a manqué lu jëm si wàllu soble dina am nag arrêté bi nga xam ne dina ko jël fan yi ju jëm su ko defee daañu xam njëgu soble bi si commerçant grossiste yi ak détaillant yi ki leen doon jotali xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Samane Sud FM. Lamine Gueye ci njëge tabaski gi ba léegi fii nu toll nii ñuy def métier yu ndaw ndawaan yi xale yu tuuti yi nga xam ne dañoo nekk ci vacances yi ñoom ñu ngi ci profité rek dem ci béréb yi ñuy jaay xar yi di sang ak yu demee noonu di ci am dara Adja Fatou Bari ñu am ci lu toll ci juróom-ñaar jàpp fukk at ak ñaar xale yu góor yi ñu ngi rey seen bopp ngir mën a sang ñaari kuy yi nga xam te ne ñu ngi ko taq ba mu dëgër robinet bay sotti ni mu neexee pan bi daal di fees bay waaj a tuuru li des rek moo di saabu wala omo ngir mën a commencer sang xar yi. sang ay xar dafa mel ni moo doon léegi li nga xamante ne xale yu góor yi moom la ñu def métier donte nag ku ci nekk ci ñoom am na loo doon def. waaye xale yi di mel ni ay apprenti ci sang xar ñoom sax dafa mel ni dañuy def ngir yàlla kese. da ngeen di sang ni gratuitement. ute lool ak Assane Sidibé ñu koy woowee bureau moom mi nga xam te ne daanaka mooy seen njatige ci liggéey bi
moom daf ko def utukaayu xaalis ndaxte tabaski bi mi ngi jege si. xam nga xar moom téeméer la bu fekkee da nga sangal kenn téeméer la lay fay dimanche rek fan nga naa ko may xar. tey nii ci suba liggéey la. 6 xar. waaye nag bu ko méngalee ak daaw ni mu daan demee jàpp na ne mbir yi doxul bu baax a baax. bi dëkk moom dafa jàppatoo amul dara. mais xar bëriwul noonu tabaski daaw de moo daax. bu amee lenn lu fi bëri nag moo di ndox mi ndaxte robinet yi dañ koy ubbi muy daal di sotti ni mu neexee mu mel ni sax luy ndiroog yàq ndox li ko waral nag moo di bu weer bi deewee dañ dul jot lii di facture. ndox bi dañ kii waa mairie ñooñu ko defaral. bi ngeen fay. non. ci daral bi nekk ci 2 voies bu Fass yi liggéey bi mi ngi wéy ni mu waree ñii di sang xar ñoom ñi ngi ciy gis seeni bopp bu baax a baax. bu baax wax jërëjëf Adja Fatou Bari ñi nga xam ne ñoom dañoo toog rek nekk ay xaritu alam bi nature bi ca Tambacounda ñoom nee ñu coow li am ci yóbbu ay bàyyi ma fële ci nee na sax bu nee ñu bu yàgg sax ñoom dañ ko daan jële ca ñokkaloo ko ba daan ko yóbbu ci réserve bu Bandia loolu yàgg na mën na ñaar fukki at boobu ba léegi nag benn rab dellusiwaatul ci seen àll boobu ñun nag mbir yi dafa war a leer Madi Ndiaye mi jiite mbootaay gu nga xam ne ñoom nature bi maanaam alam bi ak garab yi rab yi la ñuy sàmm waxtaan ci ak Boubacar Tamba. waaw mooy ci 2000 avant 2000 ba 2000 sax la mun a wax ni que amoon na ay jafe-jafe yi nga xamante ne population yi demoon nañu ba suule weewu parce que dañu doon génne ay rab àll yegguñu ko tinuñu ko rab àll yooyu jàpp leen ci biir parc bi yóbbu leen ko Bandia ci réserve ba kenn xamul woon fan lañu jëm naka la demee woon ñu daal di bañ bu boobaa dañoo ne yan xeet sax ñooy dem. nga gis ne élan de der bi ci mu bokk ci mala yi gën a en tout cas rëy ci àdduna gi la bokk te fii Sénégal la nekk ci Niokolo-Koba la nekk mu bokk ci Coupe de Fassa dafa mel ni benn genre mbaam boo ko gisee mais day am bëccën ci yu góor yi ak Coupe de Buffon yi kéwél yooyu yëpp ñu woon fii ci ak buffle yi nga xamante ne yóbbu nañ leen tey boo leen gisee macha allah da ngeen leen di yërëm. tey bu demee Bandia amul benn xeetu ci mala yooyu yu may lim nii Coupe de Fassa yi Coupe de Buffon yi élan de derby yi nekkatuñu fa fan lañ jaar fan lañ nekk pendant que ñuy capturer tamit boobu tamit ñu leen di jàppee ni ñu leen di jàppee am na yu dee woon kenn waxu ci mala yooyu ñu jàppoon yóbbu leen Bandia fan lañ toll fan lañ nekk anañu. yow ci sa yaakaar dañoo dee wala lan. en tout cas nekkuñu fa te nekkuñu Niokolo dellu nañu Niokolo-Koba. fan la ñu jaar kenn waxu ci dara. ñu ko defoon ñooñu lan lañ ci rendre compte ci population Tambacounda ak Sénégal te Niokolo-Koba site du patrimoine mondial la ñëpp a ko bokk ñun tamit woon ñu ngi réclamé ñu wax ñu fan lañ ko jaarale ñu nekkoon foofu boobu temps na ñu wax fan lañ ko jaarale. mala yooyu bëri na. bëri nañu koy. ay xeet lañ ci jàpp ay nombre yu ko yóbbu pour ñu reproduire foofu. waaw. léegi ba léegi daal kenn gisu leen. kenn gisu leen kenn tinu. te kenn waxu ci dara kenn waxu ci dara ba tey. li ñuy wax ci oryx yi nañ ko wax tamit ci mala yooyu nga xamante ne ñu ngi Bandia am na ñu dee fan lañ jaar naka la demee nañ ñu wax loolu ñun tamit. atum 2000 la woon 2000. 2000 ba léegi. waaw. Sud FM ganu bés bi. kooku docteur Maurice Sodiek Dione la doon waxtaan ak Malick Ndiaye njiit réew mi li tax mu bàyyiwaat ba tey ci waxtu wi mu ne nañu def déclaration de patrimoine kenn ku nekk la nga am nga wane ko patrimoine boobu ñuy wane nag itam jamono bii ñu ko tànnee mel na ne am na jàngat bu mu ci def ñu déglu leen. ñu ngi ak docteur Maurice Sodiek Dione ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Malick. yow nag da ngay jàngale wàllu science politique nekk tamit gëstukat ci UGB gis nañu nag ci conseil des ministres dem président dafa wax ne kat na ministre yëpp fii ak le njeexteelu weeru août wane li ñu am naka ngay jàngatee annonce chef de l'état boobu démb. waaw yëgle boobu bàyyeeku ci président de la république dafay daf ñu andi ci ay précision yoo xamante ne war nañ ko amal booy xool bi président de la république di samp lii di gouvernement am mi ngi ko sampe ci décret 2019-762 du 7 avril 2019 boobaak léegi am na at ak lu topp lu tax ñu xaar at ak lu topp di soog a laaj ña nga xamante ne ñoo yore kopparu réew mi di ci liggéeyal askan wi ci li ñu wax ngir ñu mën a def seen déclaration de patrimoine maanaam ñu fësal li nga xamante ne mooy seen moomeelu bopp ak seen ameelu bopp bu loolu weesoo président de la république ci article 37 ci ndeyu sartu réew mi
président de la république foofu balaa muy jël fonction maanaam balaa muy tàmbali liggéey bi balaa ñu koy yenn li nga xam ne mooy réew mi président de la république dafay dal di waat ne maa ngi waat ci kanamu yàlla ak ci kanamu askan wi ne dinaa wàccoo ak lii nga xamante ne moom lañ ma yenn muy jiite réew mi dinaa fexe ba topp li nga xamante ne moom la yoon santaane defit ñi nga xam ne ñoom laa jiite ñu dal di koy topp article 37 alinéa 3 dal di ci toftal ne président de la république bi nga xamante ne ñi ngi koy soog a fal war na fësal la nga xamante ne moom la am moom la am ci alal ak ci moomeel dal di koy jébbal kuréel gi nga xam ne mooy kuréelu attekaay bi ñu naan conseil constitutionnel ñu ne bu ko jébbalee conseil constitutionnel ba noppi conseil constitutionnel daf koy siiwal askan bi yëpp xam li président am booba ba léegi président de la république defagul loolu wala boog bu ko defee askan wi yëguñu ko ndax conseil constitutionnel siiwalu ko te amul fenn fu ñu waxee ne président de la république def na loolu amul fenn moom it fu mu waxee ne moom ci boppam siiwal na la mu am kon laata muy wax ministre yi ñu siiwal lañu am moom ci boppam moo ko waroon a jëkke ndax loolu la ko ndeyu sàtt réew mi sant te yemul foofu dafa waat balaa muy entrer en fonction balaa ñu koy jébbal réew mi ne dana fexe ba sàmmonte ak lii nga xamante ne mooy ñu topp li ndeyu sàttu réew mi wax loolu nag dafay andi beneen mbir maanaam bu fekkente ne da nga jiite foog nga def li ñu naan prêcher par l'exemple maanaam lépp loo bëgg a digal nit ñi da nga cay jiitu wante doo wax rek ne def leen li ma leen di wax wante bu leen def li may def wala boog nga ne dem leen maa ngi seen ginnaaw da nga war a wax ne topp leen ma donc loolu mooy jàngat bi nga xamante ne moom lañ ci mën a am. waaw naka tamit jàngate waxtu wi nga xam ne def na annonce boobu noonu. waaw jàngat bi dafa fekk ne président dafa nekk ci contexte boo xam ne ci dafa scandale yi maanaam tuuma yi nga xamante ne ñoo tegu ci régime am ak li nga xamante ne mooy ay jalgati ak naka sudul noonu ñoo xam ne ñu bokk ci moom ay ñoñam ñoo ko def dafay tàmmale di bare rawatina bu ñu nekkee ci jamono joo xam ne Sénégal dafa jonkonte ak mbas mu metti loo xamante ne conséquences yi njeexital yi dafa dal di andi ay tartar ay jafe-jafe yoo xam ne ci kaw askan wi lay dal bu loolu yëpp amee président de la république moom it bëgg na wone ne mi ngi teg mbir yi ci yoon wante loolu ci ni ma ko gisee communication politique la rek maanaam ay wurut la ci wàllu politique wante laluñu ko ci loo xamante ne dëgg la laluñu ko ci loo xamante ne mbébét boo xam ne dafa sincère la dañ ko bëgg a appliquer loo xam ne dafa dëggu dañ ko def noonu rek pour nax askan bi pour nelawal askan bi ndax depuis 2012 bi ñu falee président boobu ba léegi gis nañ ne kuréel yi nga xamante ne ñoo war a saytu ni ñu yore alalu réew mi yépp dañu nërmeelu dinañu toog 4, 5 ba 6 ans parfois du ñu génne rapport te loolu du yoon loi bi dafa ne chaque année war nañu génne rapport du yoon ñu fay ay nit di dundal ay kuréel ci alalu askan wi te kuréel yooyu la nga xamante ne mooy seen liggéey duñu ko def rawatina bu fekkee dañu nekk ci réew mu ndóol ñu toog as tuut si fi am yaxanaluñ ko lu dul ñu di ko yàqati ak ay ñenn nit di ko dal di akimoo. docteur Maurice Soudieguène ngi lay sant la gërëm bu baax a baax. jërëjëf merci beaucoup. di fàttalewu jàngalekat nga ci wàllu science politique nekk tamit gëstukat ci UGB. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence.
CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn visitez notre site web www.csip.sn. établissement Mbaye et frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut établissement Mbaye et frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. CSIP ak établissement Mbaye et frères ñoo leen di may seen revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk yi déglu daleen ak jàmm démb di benn at ginnaaw ba Ousmane Tanor Dieng làqoo autolikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne moom de bëgg-bëgg bi nga xam ne nag moom la mujjee fësal maanaam fexe ba képp koo xam ne da nga bokkoon ci biir parti socialiste nga ñëw ñu daal di dajalewaat fexe nag ba seen parti boobu mel na mu meloon dafa mel ni nag bëgg-bëggam googu de ba léegi amagul autolikaay bii di Sud Quotidien di ñu fàttali ay kàddu Ousmane Tanor Dieng moom moomu di xamle ne ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy ñoom Khalifa Sall ak seeni ñooñ yi nga xam ne ñoom ñoo jógee ci biir parti bi kenn musu leen a dàq kon moom di Tanor la mu bëgg moom mooy nañu dellu si waat nag ñoom ñëpp ñu booloo doon benn wante colikaay bii di Sud Quotidien du ñu xamal ne kii di Khalifa Sall moom ba léegi yeeyul yàbbi jëmale ko ci wàll gi ni mel rax ci dolli Aminata Mbengue Ndiaye moom it fësalu ci ay kàddoom te lu weesu ñooñu am na ku ci mel ni Aïssata Tall Sall wala bokk maître Moussa Bocar Thiam ñooñu it génnoon nañu ca parti socialiste ndax nag tey jii mun nañu fexe ba ñooñu dellu si waat autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne li ci kanam rawali gët ndajeb conseil des ministres bi ñu doon amal démb ak yenn ci ay décisions yi ci daal di fësee tey ji bëri na nag ay autolikaay yoo xam ne moom la ñu daal di xëyee autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne démb jiitu réew mi xamal na ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ministre am ne jot na rapport ya bàyyeekoo ca IGE wante it autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñu ci yokk duñu xamal ne Macky daal dinay soññ ay ministre am ngir fii ak njaxtelu weeru août ku ci nekk dem taxaw ca kanamu OFNAC daal di fësal sa am autolikaay bi di enquête ne njiitu réew mi kon soññ na ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay gouvernement te it may na leen ci lu tolloog ñeent fukki fan ak juróom ngir ñu dem def seen déclaration de patrimoine daal di fësal seen am autolikaay bi di Vox Populi di feelu autolikaay bi di enquête ndaxte ma ngay xamle ne Macky Sall bi pa moom foowul te it bëgg na nag ci ni mu gën a gaawee ay ministre am dem defi li ni mel autolikaay bi di waa Grand Place ne kon Macky deadline maanaam daal dafa daal di taxaw tem ngir
ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ministre ma dem defi li ñuy tuddee déclaration de patrimoine jolikaay bi di 24 heures ne loolu moom gàcce la ndaxte li ni mel waruñoo forcer kenn mu daal di koy dem defi rawatina nag ay ministre de la république. waa Grand Place sax di ñu xamal ne lu weesu ñi nga xam ne ñoom ñooy jëwriñ ñi am nañ ñeneen ñoo xam ne it war nañoo jaar ci kanamu OFNAC ñu daal di ci lim ku ci mel ni président wu assemblée nationale premier questeur de l' assemblée nationale ak tamit président du conseil économique social et environnemental. wante nañu jàpp ak autolikaay bi di Le Soleil ne am na tamit yeneen dogal yoo xam ne daal dinay fësee si ndajëpp conseil des ministres suñu naataango yi duñu limal lu jublu ci wàllu convention collective nationale du secteur de la presse loolu sax moom moo tax ba njiitu réew mi daal di soñ jëwriñ ngi ñu dénk wàllu communication ngir ci nu mu gën a gaawee ñu daal di taxawal nag convention boobu suñu naataango yi tamit ñu ngi ñee xamal ne njiitu réew mi bëgg na it ci nu mu gën a gaawee yenn ci ay kërub liggéeykaay yoo xam ne dafa tëj ñu ràññee ci bu ci mel ni usine pharmaceutique bi di Médis Sénégal ñu fexe nag ba daal di koy ubbiwaat ngir ñu tàmbaliwaat seen liggéey ci ni mu waree coowal suuf rawatina nag suuf su nekk ci wetu géej gi ba léegi pënd bi wureegul ndax teew colikaay bii di Tribune moo ñuy xamal ne fa li nga xam ne moom mooy ca plage Anse Bernard am na benn pàcc boo xam ne dañu ko daal di jébbal ak privé bu bàyyeekoo ca Afrique du Sud colikaay bii di Tribune te mu daal di fësal xibaar gi ni mel mi ngi ñuy xamal ne nguurub Sénégal dafa jaay suuf su toll ci 3 hectares benn homme d'affaires bu bàyyeekoo ca Afrique du Sud ngir mu tabax fa benn hôtel bu mag a mag te nee nañu sax li ni mel ngir mu am dafa am benn décret présidentiel boo xam ne jiitu réew mi moom moo ko daal di fësal wane daal ne ci wàllu domaine public maritime am na ci lu tolloog 3 hectares yoo xam ne nguur gi jël na ko daal di koy jaay ñu daal di jukki nag ci mbir bu doy waar boo xam ne tey jii moom la colikaay bii di Les Échos daal di xëyee ndaxte mi ngi ñee xamal ne coow am na nag ci njabootu Al Maktoum la ko waral ko tudd Oumar Sy nekk kuy liggéeyee ca këru dem si yàlla Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum moom moo daal di joxoñ baaraamu tuuma kenn ci ay doomu Serigne Moustapha Sy ne dafa fësal ab gànnaay fexe nag ba yéegal ko ci ab oto yóbbu ko nag ci kanamu Serigne Moustapha Sy moom mi nga xam ne moom moo jiite daayira Moustarchidine wala Moustarchidaty jolikaay bi di Les Échos mi ngi ñuy xamal ne mbir yaa ngi ci kanamu yoon te sax démb déglu nañu nag Serigne Abdou Sy nekk doom ci Al Maktoum ak tamit rak ci Serigne Moustapha Sy section de recherche bu Dakar daal dina ñuy teg loxo ci ay nit yoo xam ne dañ doon indi drogue fii ci biir réew mi jolikaay bi di Libération moo ñu yëgal li ni mel suñu naataango yi duñ ci yokk duñu xamal ne ñaar ñi nga xam ne teg nañu leen loxo ay étudiants marocains lañu ba pare doon jàngee fa li nga xam ne nag moom mooy ca université Cheikh Anta Diop de Dakar ba léegi ci biir jolikaay bi di Libération suñu naataango yi duñu xamal ne douane daal dinay teg loxo ci lu tolloo fukk ak ñaari woto yoo xam ne dañu ko sàccee sa France buggoon ko nag jaarale fii ci biir Dakar ngir mu dem ci yeneen dëkk yi ñu wër subdivision bu douane te mu nekk ca port autonome de Dakar ñoom ñoo def jàlloore gi ni mel jeexalee ko colikaay bii di Réew mi quotidien ma nga ñuy jox ay xibaar ci doomu réewum Sénégal bii di Ousseynou Sy moom mi nga xam ne nag démb ñu ngi ko doon jugé ginnaaw ba ñu ko jàppee mu détourné woon nag benn bus bu defoon ay ndongo ba pare buggoon ko taal moom moomu nag di Ousseynou Sy démb ginnaaw ba ñu ko jugé daal dinañuy teg ci ndoddam 2 fukki at ak 4 kaso yoo xam ne daf ko war a tëdd lii moo nekkoon ba jolikat yi di gën a fës ci biir colikaay yi ñu leen di ñaanal njaxtu bu sëg jàmm. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn visitez notre site web www.csip.sn. Établissement Mbaye et Frères nekk spécial
spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. établissement Mbaye et frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lo 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. CSIP ak établissement Mbaye et frères ñoo leen doon may seen revue de presse. Maodo Faye. jërëjëf Papa Lay jërëjëf itam mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñu doon déglu ñeent fukki minute ak juróom-benn moo feggu ci njoloor gi benn waxtu foofu la xabaar yi buuree ñu ngi leen di ñaanal jàmm. Sud FM, toujours copié, jamais égalé. 98.5, Dakar.